Sunuker FM seeni kër laa man di dégloo ci Sunuker FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di Sunuker FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di Sunuker FM sunu rajo laa suñu rajo la dégloo di Sunuker FM seeni kër la man di dégloo ci Sunuker FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo di Sunuker FM seeni kër laa sama gaa ñi dégloo di Sunuker FM sunu rajo laa suñu rajo la dégloo di Sunuker FM seeni kër laa man di dégloo di Sunuker FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba sunu gaal gi moom du mës a suux man di dégloo
kër laa. Salaamaaleykum. Sama gaañ yi déglooti. Sunu Kër FM. suñu mbokk yi jërë ngeen jëf. mardi le 2017 man Bineen Ngom may waxtaan ak yéen fii from WACP plateforme jigéen ñi ak xale yi muy plateforme boo xam ne nag ku nekk bokk nga ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi woon ñëpp mais li ñu fiy wax mooy li ñuy avancer fii ci WACP ak sunukër.com fii ci Los Angeles la première radio africaine de Los Angeles ñoo ngi leen di remercier di sant yàlla suñu borom bi bu baax di dellu sawaatee ci plateforme bi di waxtaan ci loo xam ne daf ñuy avancer di waxtaan ci loo xam ne suñu njariñ la di waxtaan ci loo xam ne ñun ñëpp mën nañ ko déglu dem delluwaat suñu ko toogaat xoolaat suñu bopp avancer tuuti suñu àddina kooku mooy WACP fii at Sunu Kër FM di leen remercier yéen ñëpp auditeurs yëpp nag fépp fu ngeen mënti nekk ci Los Angeles la ci Amérique la ci Sénégal France Europe Italie Australie Germany everywhere in the world South Africa ñu ngi leen di remercier fépp fu ngeen mënti nekk parce que li may wax toujours rek soo amul auditeur say wax du am njariñ donc ñun ñi toog di ñu déglu ñooñu yokk doole ñooy tax ñuy gën a gëstu ñooy tax ñuy gën a wuti ay solution ñooy tax ñuy gën a wuti ay subject di ko andi ci plateforme bi pour ñu waxtaan ci pour le développement du Sénégal tout pour le réveil des consciences des Sénégalais pour suñu développement dëkk maa ngi remercier ñëpp bala may commencer waxtaan bi tey ji tey awma benn guest mais am naa sama co-host di leen présenter ne am naa benn co-host léegi muy sama xarit Ra bi nga xam ne vraiment waxtaan bi daf ko intéressé ba mu bëgg à chaque fois di dugg di participer bokk ak ñun waxtaan bi moo ngi ci line bi après moom di ngeen ko dégg di laaj wax aussi képp ka nga xam ne yaa ngi déglu bëgg ñoo bind bëgg participer man nga woote Sunu Kër man nga woote ci rajo Sunu Kër Skype man nga ñu woo aussi ci téléphone 641 552 53 35 bu dee yaa ngi États-Unis bu dee yaa ngi Italie 05 10 92 02 83 bu dee yaa ngi France 01 81 22 07 40 képp ka nga xam ne aussi yaa ngi ci beneen place man nga dem ci rajo Sunu Kër Skype nga invité ñu accepté la mën nga dugg nga participer ay waxtaan yu am solo la ay waxtaan yu am importance la ay waxtaan yoo xam ne dañ ko war di waxtaane pour suñu Sénégal pour ñun suñu bopp ñu avancer suñu communauté avancer suñu dëkk aussi avancer donc ñoo ngi leen di remercier léegi nag bala may ibbi waxtaan bi bala may dem ci sama sujet yi damay def ay condoléances di jaale sama famille sama benn papa bu gaañu au niveau de baax ñu koy wax Pape Idi Gueye maa ngi jaale famille bi yépp dañ ma ko war a jaale ndax sama papa la ku may yar la yàlla def mu génne àddina nekkoon militaire bu am dignité bu am personnalité bu am rigueur bu def devoiram ci njabootam yal na ko yàlla yërëm di aussi jaale di jaale famille bi yépp sama cousine yi ñoom Oumy Gueye ñoom Ndeye Sow li ñëpp maa ngi leen di jaale avec toute la famille di jaale aussi Gor Guest nga xam ne mooy woon sama guest ci show bi passé yaayam génne àddina vraiment metti lañ ko trop mu nekkoon sama maam la sax laa war a wax mère boo xam ne ndeysaan saa yu ma gisee taggal ma samay maam dafa am ay nit ñoo xam ne da ngay judd rek ñu bëggal la seen bopp mère boobu bokkoon na ci ñooñu ci man bëggoon sama papa ba fu ma gisee fàttali ma sama papa yenn saa yi mu ñëw suñu ko sax toog di jooy ndax fàttaliku bu muy fàttaliku sama papa yal na ko yàlla yërëm yal na yàlla xare leen aljana ñoom ñëpp ak bépp néew bu fi jóge bépp nit bu fi jóge yal na yàlla yërëm leen xare leen aljana te yéexiñu metti na triste na surtout nga nekk bitim réew say waajur di gaañu ou bien nga am say mbokk yuy gaañu c'est très dur metti na trop mais dañuy bokk ak ñoom mettit bi bu neexee dinañ ko bokk bu naxari aussi dinañ ko bokk comme li may wax rek fi lañ ko fekk te fi lañ koy bàyyi ñun ñi dañuy ñëw rek di dem mais parfois dafa baax ñuy laajte what is the meaning of it lan mooy the meaning of it est-ce que dee dañuy war a toog bu nit deewee rek ñu jooy après une heure de temps après ñu fàtte nekkaat ci suñu rythme am dañu ci war a jàng lan lañ ci war a jàng parce que am na ñoo xam ne bu dee amee dañuy jooy ndeysaan am ay jours di jooy parce que ki dem metti na leen te wéetal na leen mais est-ce que jàng nañu ci dee ñun ñi nga xam ne ñoo fi des am na ay culture yoo xam ne bu dee amee dañuy celebrate donc meaning bi dafa différent
ni ñuy gisee àddina ni ñuy gisee lépp la nga xam ne dafa nekk ci àddina rek ni ñu koy gisee dafa différent ñii bu dee amee ñu jooy ñii bu dee amee dinañu ree ñii xam nga donc the meaning is different mais yow sa bopp ban meaning nga jox dee parce que dafay ñëw du jaas sa bés a ngi ci bés yi soo bu nit génnee àddina lan lañu war a jàng est-ce que dee boobu daf ñuy delloo ci waat ci yàlla pour un laps de temps après ñu bàyyiwaat nekkaat ci li ñu nekk am dañu ci war a jël leçon mu ñuy jàngal every single day ci suñuy activité ci suñuy relation suñu biir ak ci suñuy relation ci yàlla suñu borom bi ban meaning la nga jox dee lan nga mën a jàng ci loolu la nga xamante ne lii c'est inexplicable la lu am la lu ñu accepté la bu jotee rek dafay ñëw mais bu nit génnee àddina nga xam ne nit ki génn àddina yoroon na njabootam amoon na jabar mbaa amoon na jëkkër amoon na ay doomam mu ngi doon sañse am otaam am këram nekk ci digg laay fam tey ji yàlla ñëw nekk coppet yóbbu ko yow sa bés dina ñëw aussi mais comme yàlla jox na la opportunité yow yaa nga fa nekk ba tey what meaning do you have on death man sama gis-gis waxtaan la rek daf may fàttali love daf may fàttali ne dama war a bëgg nit ñi daf may fàttali ne mu ngi mel ni nga xëy rek nga xool sa njaboot say doom mu wane ne bés dina am nga dem mbaa ñoom ñu dem yàlla na yee mais occasion bi nga am tey nga yeewu tey jii dara mettiw la nga jox nga ne sant yàlla suñu borom bi est-ce que yàlla mayu la opportunité pour que nga love more pour que nga bëgg more pour que nga xool sa njaboot nga yërëm leen nga jàppale leen pour que nga nekk fa pour ñoom parce que am na parents yoo nga xam ne day not there for their children nekkuñu fa fiiluñu sax loolu bu nit deewee day toog about it pour 1 heure de temps jeex na dee gi dem na ñu ngi ci leneen mais est-ce que duñu pond di toog di xool vraiment opportunité yi ñu yàlla jox te mu wax na ne bés dina am opportunité yooyu yëpp dafay dem tey jii yeewu nga suba teel sant yàlla si borom bi xamuloo ndax di nga fanaan donc mu mel ni moment bu nekk rek opportunité la pour ñu jaamu yàlla ci nit ñi meaning of death man foofu laa ko gisee dañuy dem ala kulli anin la xew fële nag yàlla moo xam ñun jullit dañu dik xamuñu yàlla rek moo xam la nekk fële mais fii ci suñu àddina bi ñu nekk je pense que nga xam ne rek bés dina am doo fi nekkati rek jar na tax nga changer say jikko jar na tax nga changer say relation ak nit ñi defar ko mu gën a nice defar ko mu gën a baax and you love more because yàlla lépp mbëggeel la donc saa ñu yeewu am opportunité rek am occasion rek nañu love more nañu andi jàmm nañu wax jàmm nañu wax ni ñuy rafetatoo suñu biir nañu wax ni ñuy tegee projet yi taxawal projet yi ba mu mën a dimbali njabootu ëllëg gi bala muy ñëw yàlla rek nag moo xam loo xam ne xamoo kañ lay ñëw xamoo fu muy ñëwee xamoo naka lay ñëwee préparer ko mooy préparer sa bopp loolu ay waxtaan la yoo xam ne fii ci WACP ci sunu kër dañu ciy waxtaan dañuy fàttali nit ñi ay fàttali la rek mais ñëpp xam nañ ko mais ay fàttali la bu pare mu andi ñu aussi pour ñu wax ci the meaning of life sérieusement lan mooy àddina fan lañu teg àddina parce que am na ñoo xam ne ñoo ngi seen àddina tey jii kontaan am lépp lu ñu bëgg am dara tewu leen am na ñoo xam ne ñoo ngi ci kaw suuf day struggle seen àddina metti te pourtant ay nit ñu baax lañu but is it matter est-ce que life care na about nga nekk nit ku baax ou bien nit ku bon du life care parce que bu fekkonte ne life care na rek soo nekkee ku baax amaana dangay am probable lu baax ou bien ngay kontaan ou bien nga am li nga bëgg am parce que nit ku baax nga yàlla loolu la war a fay moo tax ma ne keroog yàlla suñu borom bi he doesn't care about that li mu care mooy bind na la teg na la andi na la ci kaw suuf jox na la xel donc mu mel ni suñu différence ci dund gi ñuy dund ci suñu xel la dépend am na ñoo xam ne ñoo ngi ci kaw suuf amuñu lu bari mais ñoo gën a kontaan ci àddina am na ñoo xam ne am nañ lu dul jee mais bu subaa nga dégg ne suicidal dañu suicide wu dee then lan what is the meaning of life ban meaning nga jox life est-ce que opportunité la pour yow nga ñëw bàyyi ci dara muy legacy est-ce que opportunité la pour yow nga wane sa bopp wane yow yaay kan muy identité bi ma doon wax ci sama show yi passé est-ce que life struggle la parce que am na ñoo xam ne pour ñoom àdduna dañ fi ñëw rek pour sonn dañu am seeni raison am na ñoo xam ne aussi life pour ñoom test la
maanaam àddina daf lay testé yenn saa yi nga dem ba si kaw mu knock you down nga wàccewaat ba si suuf mu xool ndax di nga jóg am doo jóg am ñu ne est-ce que du a game est-ce que life du game booy play booy jouer mais tant que xamuloon nga koy jouer tout le temps yaa ngi souffrir tout le temps yaa ngi ñàkk tout le temps yaa ngi am ay problème te pourtant yaa ngi jaamu yàlla si li nga wax mais est-ce que life souffrance la donc mu mel ni ñun suñu own meaning of thing moo am importance yow li nga jox life loolu la life bi xam nee nañu life don't give you a purpose yow yaay jox life purpose boo toogee si kaw suuf rek par exemple nga ne dama toog rek di xaar yàlla for exemple amuloo benn purpose boo jox life mais sa àddina du dem fen dangay toog rek fu la nga looy yóbbu nga dem fa mais what about boo changé nga ne you know what I am going to give life a meaning dinaa jox life man li nga xam ne moom laa bëgg life toog di la déglu that's how some people see it and they believe it dañ ko gëm waaye léegi gëm nañu ko ñu ngi koy doxale seen àddina ñoo ngi gis result compét yi nga xam ne dañu gëm ne dañu war a toog xaar so donc man li ma conclure bu may xool di lire di def ay research mooy life has no purpose but the one you give it life amul benn objectif budul objectif bi nga ko jox te pour nga jox life objectif nag il faut nga am vision il faut ngay gis fu sori il faut nga am loo bëgg nga ne man lii laa bëgg nga taxaw si li nga bëgg nga gëm li nga bëgg nga believe li nga bëgg nga dox si li nga bëgg nga jox ko temps life daf lay wuyu parce que loolu nga ko jox mais boo toogee nga ne I don't have nothing damay toog xaar yàlla suñu borom bi am na lu ma jox moo ngi ñëw di nga dund ba dee you gonna live like that parce que it doesn't work like that te ñun ñi nekk dund nañu Sénégal dund nañ fa for years ñëw nañu États-Unis ñaari mentalité yu différent am nañu dund Sénégal dem nañu Europe mentalité yi dañu différent les mentalités diffèrent les vies sont différentes aussi donc dañuy fàttali ñin ñi ne yow il faut nga jox sa bopp meaning pour nga dund sa dund gi nga bëgg a dund soo demee si dëkk yu mel ni Sénégal dañ naan la yàlla suñu borom bi nee na lu jot dina ko def mais dinañu gis ay nit ñu dund ba dee duñu réaliser dara parce que peut-être belief boobu la ñu am mais nga dem si dëkk yu mel ni ay extérieur ñoom ñu ne yàlla suñu borom bi noppi na ak ñun def na li mu war a def jox nañu suñu mind léegi ñun ñoo war a jël suñu mind suñu capabilities ñu dem job def li ñuy def te dañu koy def am result so donc mu fekk ni suñu différence si suñuy vie foofu la dépendre si meaning bi ñuy jox life donc loolu lu ñu war a xalaataat la ban meaning nga jox sa àdduna lan nga foog ne moom nga ñëw si sa àdduna pour def ko est-ce que life is serious est-ce que nit ñi waruñu serious about life xam ne laps de temps bi nga fiy dund dafa meaningful man nga fi bàyyi loo xamante ne li dina jariñ generation dina leen jariñ nga xam loolu lan laa mën a jox àdduna loo xamante ne dinaa jóg dos si wax si ba sama njaboot jariñoo ko ba yeneen njaboot yoo xam ne xaw ma leen sax jariñoo ko mais I think noonu la ñu war a xalaatee donc si show bu tey bii bëgg naa ñu wax si loolu naka la ñuy xalaatee loo xamante ne lii dinañ ko mën a bàyyi si kaw suuf muy suñu legacy ñu mën ko bàyyi suñu njaboot dem suñu yoon parce que dem bi moom du jaas mais est-ce que da nga bëgg a dem ñu fàtte la am da nga bëgg a dem at least benn xale ne kii de moo ma jàppale ba ma def lii sama àdduna at least benn xale boobu du la fàtte est-ce que du noonu la ñu war a xalaate instead of ñu jël xalaat rek suñu bopp instead of ñu nekk ci suñu own self kane man rek la ou bien man rek la ak sama njaboot rek keneen intéressé wu ma allo Rabi ok ñu déglu Rabi ligne bi salaamaaleykum mbokk auditeurs maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci ku nekk sa tur ak sa sant donc maa moon tuuti lu may participer foofu rek ci su ma delluwaatee tuuti ci ginnaaw rek ci affaire des mooy dee ak life parce que ñoom ñaar ñoo ànd mais problème bi ci nekk mooy comme li nga doon wax rek nooy gérer
ku dee ku dee ba pare yow noo koy gérer ak yow noo koy gisee donc soo ko xoolee mu nekk ñaar yoo xam ne ñoom ñoo ànd donc yow li nga wax ne par exemple yow sa àddina yow yaay xool yow ni nga koy gérer nga gérer ko noonu ni nga choisir ko di nga choisir pour dund ko nga dundee ko noonu donc mu delluwaat ci self discipline parce que bon am na ñoo xam ne par exemple bu ñu gisee kenn ku dee par exemple da nga leen di gis mu daal leen dee googu daal leen yóbbu leen ci benn direction xam nga ban direction lay doon am na ñoo xam dañuy nekk di julli rek daal di tiit di julli delluwaat di julli xam nga am ñoo xam dañ fay nekk delluwaat ci li ñu nekkoon donc am na ñoo xam ne par exemple dem ci ku dee wala gis ku dee wala dara dina leen changer ci ay côté mais ku nekk yaay choisir ni mu lay changer est-ce que yow bëgg nga yow par exemple boo fi jógee daf ñu fàtte la ça veut dire yow si sa àddina defoo ci benn loo xam ne si waxoon pour yow sa bopp de parce que àddina boo ci nekkee di nga nekkal sa bopp di nga defal sa bopp mais lan nga def ci communauté bi communauté ci boppam yow ban changement nga participer ci communauté bi boo xoolee suñu sëriñ yu baax yi suñu maam yu baax yi fi jóge ba léegi nga gis taalibe yi di ñëw di def li ñuy def c'est parce que non seulement ñoom dañu defal yàlla ci seen diggante ci diggante baatin ñu nekkal suñu borom bi ci zaahir ñu nekkal communauté bi xam nga ñii def ay daara ñii def ay tool xale yi ñëw di liggéey daara yi xale yi ñëw di jàng donc xam nga ñooñu bàyyi nañ legacy mais yow ban legacy yow ngay bàyyil communauté bi lan nga mën a def loo xam ne si lu meaningful la loo xam ne am na solo loo xam ne yow boo fi jógee loolu continuer di dem ci njaboot gi ay njabooti jàmbur ay njabooti njaboot mu nekk communauté mu mën a dem ay génération ku nekk war nga xalaat loolu te fi muy ñëwee mooy self discipline ak self awareness yow aware nga ci àddina bi que yaa ngi fi mais est-ce que am nga self discipline boo xam ne mën nga ko jël nga conduire ko ci loo xam ne dafa meaningful loo xam ne am na solo loo xam ne biyaan yow li ngay xalaat yow sa bopp ak sa njaboot mais nga xalaat njabootu ñeneen loolu dafa laaj self discipline te self discipline li mu ëmb dafa bari donc ki self discipline nga mën a conduire sa message pour bu ci benn nit laa lay wax nii bu ci amee chance tombe ci rek mu dimbali ko rek dimbali nga une génération parce que benn nit boobu lay am dooma am doom mu continuer ligne bi changer génération moo tax dafa am solo ngay xalaat outside of the box nga bañ a rek toog ci sa bopp am li nga xam rek daa ci donc show bi par exemple bi ngay def dafa am solo parce que bu ci benn nit bu ko benn nit getee benn point rek bu ko benn nit getee rek jeex na bu changer life am rek changer na life yu bari te loolu c'est très très important donc the meaning of life mi ngi dépendre ci yow ndax nga meaning boobu yow noo ko mën a jël nga utiliser canaliser ko pour mën ci changer ay vie waaw booy xool loolu mooy purpose bi loolu mooy purpose bi am na ñoo xam ne day miss the point am na ñoo xam ne duñu ko jëli am na ñoo xam ne bala ñu koy jëli mu trop tard sometime nga gis koo xam ne mu ngi ci kaw lalam mënatul dara muy réccu lu tax deful dara te loolu yëpp ñàkk awareness bi ñuy wax nii la ñàkk awareness bi la donc conséquences yi dafa bari ba nga xam ne bu nit ñi aware moo tax au niveau du Sénégal suñu show yi ñuy def nii am na solo même bu ko benn nit getee comme ni nga wax nii rek même benn nit rek toute une génération est sauvée moo tax aussi ñu toog fii di wax une heure de temps boo xamante ne bii mënoon nañ ko liggéey mënoon nañ ko dox suñu soxla mais daf ñu ko jaral parce que développement Sénégal comme li ma doon wax la fois dernière benn Sénégalais bu nekk sa concerne la parce que njaboot ñoo fa nekk tey jii même bu say doom juddoo bitim réew say sœur nga fa am ay doom say frère nga fa am ay doom kooku suñu concerne la ñun ñëpp ñu nekk Sénégal war a jox ñu nekk bitim réew war a jox ñun ñëpp ñu war a ànd liggéey ci self aware le réveil des consciences tey jii boo ñëwee ma jox la benn exemple rek
mais lépp la nga xam ne nit mu ngi koy jëfandikoo jamono yi ñu toll moo xam yëre yi ñuy sol la moo xam kaas yi ñuy utiliser la moo xam lal yi ñuy tëdd la mais nit moo ko toog créer ko pour nit ñi mais kooku kenn du ko mas a fàtte si àddina at least xam na ne moom yàlla suñu borom bi may na ko pouvoir jox na ko xel mu utiliser xelam mais yàlla suñu borom bi newul ne xel mi dama ko jox ku weex bàyyi ku ñuul waxul ne dama ko jox musulman bàyyi juif waxul ne dama ko jox ku njool bàyyi ku gàtt dafa ne seen giftu àddina jox naa leen que I'm sitting down and waiting for you to use it pour que yéen ngeen utiliser ko so ñun waa Sénégal fépp fuñ mënti nekk wax nañ di waxtaan sur le réveil des consciences mooy nit ki yow sa bopp nga xam ne war nga mën a jóg nga créer dara ak lu ma tuuti nag amul benn problème réseau bi ñuy waxee ni tey ji waa Sénégal di ñu dégg waa France di ñu dégg waa Italie di ñu dégg ak fépp fu mënti doon mais njawar bu ko toogul woon xalaat ko créer ko duñu ko mën a am peut-être dañuy dem si ñeneen ay américain pour mën a wax ay waa Sénégal foofu aussi may wax ne Sénégal yi nañu supportante suñu biir bu Sénégalais créer dara nañu ñëw ànd si self discipline bi ñuy wax paasewul nga gis sa nit sa mbokk créer loo xamante ne li dafay amal njariñ génération nga ñëw nga bokk si self discipline mu ngi commencé si working together liggéey ensemble te nit ki nag comme li ma doon wax la fois dernière bu ñu acceptantewul suñu biir du ñu mën a liggéey ensemble moo tax liggéey bi mooy ñun suñu own self mooy naka laay ibbee sama xol ñaan si yàlla mu raxas sama xol ba ma mën a accepter nit ñi bu pare su ma accepté wul raa bi mënuma liggéey ak raa bi su ma accepté wul njawar du ma mën a liggéey ak njawar donc first thing bi mooy ñun suñu bopp ñu liggéey on ourselves first loolu mooy génne ci communauté bi mooy génne ci société bi te yàlla suñu borom bi mind bi ni mu ko defee dafa doy waar booy lire livre science maa ngay toog ak science yi ñu lay waxtaan ngay xool ni yàlla suñu borom bi bindee doomu aadama brain bi ni mu bindee brain doomu aadama dangay jommi ci yàlla mu mel ni suñu brain bi dafay def pour ñu confortable rek yow lu confortable la brain bi di andil du la andil la neen léegi nag fan la différence bi nekk ñin ñi di may ay différence fan la ñu nekk lu seen brain bëgg ñoom loolu la ñuy bañ you go to the opposite side parce que bu fekkente lu sa brain bëgg loolu ngay def yaa ngi ci comfort zone bi te comfort zone boobu tant que yaa ngi fa nekk doo réaliser dara doo créer dara doo def dara lan la sa brain di wax boo commencé am benn projet di commencé di def dara rek lan la brain bi di wax mënuloo ko de ñin ñu bari def nañ ko ci dañu feel mbaa mu commencé naan laan yu non li boo ko defee doo dem lépp lu négatif sa brain dina la ko andil mais su fekkente ne ñun yoruñu ci ñu fëkk suñu bopp bu boobaa dañuy ànd ak brain bi mooy li ngay gis ñu dem ci suñu dëkk yi gis ne les gens sont passifs ñuy ñëw rek toog dem liggéey ñëw toog nous sommes très passifs te loolu virus la boo xamante ne bi lu ñu war a dindi la au niveau du Sénégal ñun ñëpp ñu war ci xalaat premier pas pour le développement du Sénégal mooy self discipline mais est-ce que self discipline boobu am nañ ko bu ñu xoolee tey Sénégal ñun ñëpp Sénégal la ñu jógee ñun ñëpp Sénégal dañu fay dem ay vacances mais self discipline bi ñuy wax yenn saa yi boo demee foofu moo lay jëkk jaaxal ana self discipline bi mënuloo wax développement Sénégal te ñin ñi seen bopp amuñu self discipline mënta nekk self discipline booy xool self discipline mu mel ni training da ngay yar sa bopp da nga bëgg xam dara daf lay yar pour nga dem jàngi da nga bëgg am yaram bu rafet bëgguloo rëy ou bien bëgguloo sew mu yar la pour nga lekk li nga war a lekk mbaa mu yar la pour nga dem fajar nga jóg dem di exercise mais ñun ñi koy def bari wuñu ma jël kaaw exemple jigéen ñi di jóg 6 o'clock 6 heures du matin mbaa 5 heures du matin jóg pour dem exercise da nga leen di compter mais loolu self discipline la donc waxtaan bi ñuy waxtaan fii yëpp muy waxtaanu tey bi mooy meaning bi ngay jox même ñu bari sax nee nañu àddina boo koy xool amul problème meaning bi ngay jox event yi fa nekk moo tax ñi naan problème la moo tax tey jii dara mën na nekk problème ci yow mais du nekk problème ci keneen parce que meaning bi nga koy jox la
bu event amee nga ne yii lii de problème la am na koo xam ne dépassé na foofu bu yàgg parce que fa muy xalaate la donc mu mel ni it's up to us mu mel ni si ñun la dépendre ba tey ma dellu si waat sama first vidéo bi may def yàlla daf ñu jox choix pour nga avancer from point A to point B il faut self discipline taxaw mënuloo avancer àddina te amuloo self discipline projet yi ñuy wax nii pour que projet yi taxaw self discipline dafay taxaw ma jox leen benn exemple tey jii kër booy tabax kër exemple bu simple la mais est-ce que mas nañu gis kër gu taxaw te plan taxawul bu pare amul dinañu defar kër gi dinañ teg plan bi xam profondeuru foundation bi naka fan la dinañu xam néeg yi fan lañ koy ranger dinañu xam everything about the house lépp lu jëm si kër gi dinañ ko xam après nag soog a ñëw gas foundation mais that's the same thing si àddina noonu la mel soo amulee plan doo dem nit ki mën loo ñëw tax di tabax kër te xamuloo fan la néeg bi nekk xamuloo fan la salle bi di nekk xamuloo fan la douche bi di nekk kër googu dafay jaxasoo suñu àddina that's the same thing si suñu àddina moo tax suñu doom yi ñuy wax nañu am ay plan parce que boo amulee plan doo am direction te boo amulee direction da ngay réer te boo réeree doo am vision te boo amul vision doo yegg fa nga bëgg a yegg everything is together lépp dafa ànd àddina lépp ànd mais ñun dañuy ñàkkal fayda yu bari di ñàkkal solo yu bari moo tax bu ñu jógee à un certain point dañuy taxaw parce que plan nañu ki di tabax këram bu defulee plan bi ñëw rek teg foundation am commencé di tabax à un certain point dina taxaw parce que bu xam fan lay def douche mbaa fan lay def néeg bi moo tax il faut que plan lépp la nga xamante ne képp ka nga xam ne yaa ngi déglu vidéo bi nga am doom mbaa nga xam ku am doom mbaa nga nekk parent dañu bëgg nga cher li ñuy wax nii ñun mën nañu bañ a am plan mën nañ ko bañ a xam mais suñuy doom wax nañ ko xam parce que monde bi léegi dafa changé ñun ñaa ngi everywhere sénégalais du toog sénégalais bu mën a génn da ngay génn sénégalais voyage ak la ñu bëgg they are everywhere mais li ñuy jàng si biti mais mën nañ ko delloowaat si suñu dëkk bokk ak ñi fa nekk liggéey suñu dëkk mais lépp plan la amul fenn fooy dem te duñu taxawal plan bu pare man ta nekk allo Binet waaw donc man ma dellu si rek di renforce passivité boobu ngay wax parce que loolu yëpp mi ngi commencé ci commencement ba rek parce que yow bu fekkee par exemple da nga ni yow lu jote nga ni yàlla moo ko dogal yàlla moo ko dogal yàlla moo ko dogal yàlla de lii la yàlla moo ko dogal dafa tracé na pare non am na yoo xam ne dafa nekk suñu contrôle ñun loo xam ne mën nañ ko contrôler yàlla moom di contrôler leneen ñu mën a contrôler ñun suñu àddina ni ñu bëggee mu shape niñ ko bëggee former loolu ci ñun la dépendre te bu ñu toogee ak passivité suñu njaboot gi aussi ñëw gis loolu loolu la ñuy xam mais boo jógee amewu ak sa self discipline nga ne man par exemple lii laa bëgg a def te dinaa ko def nag ci sartu ni ko yàlla suñu borom bi taxawale du ma war doomu aadama du ma gaaj aadama du ma sàcc du ma prostituer du ma def yooyu yëpp mais lii man sama bopp bëgg naa ko def di xool nag yan ways ngay jaar pour mën ko réaliser parce que mënoo xëy suba rek def benn projet rek mu réussir ci saa si kooku sax du dem moo nga yow ni nga koy former mooy comme day dellu si waat ci li nga wax foundation plan ak yooyu yëpp ni nga koy former pour yow boo ko former noonu mu dëgër mu commencé lu tuuti parce que da ngay gis koo xam ne par exemple moo am par exemple 50 000 francs wala 100 000 francs war a mën a commencé benn projet bu ndaw bu tuuti mais muy viser fu rëy xamul ni lu tuuti loolu nga commencé ko ak discipline commencé ko ak discipline laa wax de discipline maanaam la nga fa am nga jël ko téye ko investiraat ko waxuñu nga jël ko téye ko commencé di jënd ay mbubu bassin yeeg jasner yeeg yooyu non nga téye ko am benn self discipline boo xam ne mën ngaa jël profit ba nga téye ko fii continuer tu vois donc soo continuer profit boobu dellu si waat mais bu ci kanamee tuuti mais di nga dem fi nga xam ne moom nga bëgg a yegg mais pas à pas exactement petit à petit
mënoo tëb rek daal di damay réaliser lu rëy Sénégalais def naa loolu moom mooy gën a jokk a tax ñu passif parce que booy commencer il faut nga commencer lu ndaw nga commencer ci sa moyen li nga yàlla li nga xam ne yow moom ngay jël nga ñefe ko ba am ko nga commencer ci loolu mais bul xool par exemple ni Binet mi ngi nii rek Binet mi ngi nii mi ngi voyage dem ay Chine dem ay fu nekk a Binet commencé ci suuf gisoo ko li Binet def loolu mu commencé ci suuf ba mu rëy lu rëy li nit ñi gis mais gisuñoo mu commencé ci suuf passivité bi ci boppam Sénégal loolu lañu war a dindi parce que bu ñu passif rek suñu njaboot passif dañuy passif donc dañuy daal di passif donc self discipline bi dafa am solo moom moo englobé yëpp ci àddina moo englobé yëpp sa relation ak sa yaay sa relation ak sa doom sa relation ak sa frère sa sœur sa cousin sa relation ak say voisins sa relation ak communauté bi yëpp loolu yëpp self discipline la ne soo ko amulee doo dem soo ko amee nag nga am arme bu baax a baax a baax nga téye ko xool say am sa vision boo xam ne nag kenn du ko changer parce que vision boo xam ne da nga toog self nga am awareness ci sa surrounding sa li la wër nga def sa conclusion daal ni man lii mooy sama vision fii laa bëgg a dem nga takk ay œillets gëm ko dem ci sa vision dina réaliser wu dina réaliser wu incha allah parce que comme li nga waxoon rek yàlla suñu borom bi neewul kii jullit la moom laay gën a jox ko chrétien bi wala chrétien moom laay gën a jox ko jullit yi ñun ñëpp daf ñu bind sàkk ñu jox ñu maayin ku ci use sa maayin rek ku ci use sa xel rek di nga dem ku ci use sa xel rek di nga dem mais nag yow yaay xool yow ak fi nga nekk ak réalité yi nekk sa réalité yi nga xam ne moo la wër nga xool yow ban moyen nga mën a jaar pour mën a achever sa vision mais lu mën a nekk la dafa mën a nekk boo ko gëmee rek parce que ñi nga xam ne ñooy créer tey ñi nga xam ne ñoo nekk ci monde bi tey moom monde bi am nañu ko moom de am na ay famille yoo xam ne ñoom moom monde bi fi mu nekk nii di ñu diriger nag ñun ñëpp nag nekk ay nit ñu weex ñëpp xam leen ci dëkk bi ñu yeewoo donc mën na nekk yàlla suñu borom bi newul ne damay koy jox ñooñu bàyyi leen yéen ñi pauvre mais lan mooy suñu différence entre ñooñu ak ñun ñi nga xam ne amuñu suñu mindset bi nga xam ne moom la ñu am moom la ñu war a changer mindset mooy différence su pays bu pauvre ak pays bu riche mindset mooy différence su nit kuy avancé ak nit ku avancé wul mindset lan am bokk na si li ëpp importance ci mindset self discipline soo bëggee yegg fa nga bëgg a yegg il faut self discipline taxaw ñun ñi nga xam ne dañuy créer day believe gëmal sa bopp mais nit ki mënuloo gëmuloo sa bopp bëgg avancer suñu doom yi nañu leen xamal ñoom ñooy ñan identité dafa am solo yow yaay kan lan nga mën a def ci kaw suuf est-ce que suuf daf la soxla mais yàlla suñu borom bi ci boppam ku nekk bi mu la bindee li tax ma ne compétition amul sens mais ku nekk bi mu la bindee dafa am lu mu def ci yow loo xam ne def ko ci keneen donc wëjje jaru ko yow déjà am nga loo xam ne kenn amu ko léegi jëlal sa gift boobu nga développé ko soo ko développé di nga ko fi bàyyi te boo ko fi bàyyi nit dinañ ko jariñoo mais est-ce que gëm nga loolu est-ce que gëm nañ ko est-ce que ñun ñi gëm nañ ne mën nañu créer dara boo demee dëkk yi nga xam ne ñun fa la ñu jóge mais yàgg nañ fa dund nañ Sénégal 30 ans soog a ñëw fii fanweeri at am nañ ko Sénégal ñëw donc li ñuy wax xam nañ ko delluwaat nañu Sénégal aussi gis dund gi li ñuy wax xam nañ ko bëgg nag suñu Sénégal changé ñuy jël nag li nga xam ne moom la ñu jàng fii ci États-Unis ki nekk France jàng li mu jàng France ki nekk Italie ak Australie ak Germanie jàng fa dara lu différent mais Sénégal yi ñun ñëpp bu ñu booloowee jël yooyu xam-xam yëpp teg ko suñuy doom mënuñu des gannaaw léegi lan mooy suñu problème mooy passivité bi ñuy wax nit ñi dañuy xam li ñuy xam toog nit ñi dañuy war a mën a jog def dara ñu toog jaru ko moo àddina bu gàtt bi jaru ko mais si àddina bu gàtt bi si ngay préparé àllaaxira si àddina bi gàtt bi si ngay joxe gift bi la yàlla jox par exemple nee nañu place bi gën a riche ci monde bi benn séminaire la ñu demoon ñu koy laaj gaa yi lan mooy place bi gën a riche ci monde bi ñee ngi wax Dubaï ñee ngi wax Arabie Saoudite ñee ngi wax États-Unis ñee ngi wax waa ji ne place bi nga xam ne moo gën a riche te dëgg la ce sont les cimetières armeel yi
ñaata xam-xam ñaata nit ñu am xam-xam ñoo tëdd ci armeel ñaata nit ñu am talent ñoo tëdd dem deewaale seen talent deewaale seen xam-xam deewaale seen gif deewaale loo xamante ne li buñ ko bàyyi woon ci kaw suuf monde bi yëpp mën ko jariñoo mais comme ñun demaguñu foofu muy la dernière demeure ñoo ngi fii ci kaw suuf every single minute count pour ñu bàyyi fi suñu xam-xam every single minute count gars yi the clock is ticking parce que xamuloo kañ la yàlla suñu borom bi naan waxtu waa ngi nii te waxtu wa bu jotee moom du passé 1 second donc saa yi ñu yeewoo noowi teg suñuy tànk suuf dara jotuñu occasion la opportunité la pour que ñu jaamu yàlla suñu borom bi bu ma jëlee exemple for exemple avion mooy exemple bu ma neex ma koy faral di waxtaani ak sama doom yi sometime avion bala muy décoller ci suuf jóge États-Unis dem Sénégal pilote bi dina xam yoon bi muy jaar dina xam stop yi mu war a taxaw mooy plan bi ñu doon wax léegi raay mais pilote boobu du daw ba Sénégal te waxul te nekkul en communication ak taawa bi mooy ñi nekk contrôler ci suuf ci aéroport bi ñi nga xam ne ñoo ngi liggéey aéroport mbaa ñi nga xam ne ay pilote lañu bu ñu dëgloo lii bu ñu ko déggee dinañ ko dëggal so avion bala muy départ dina xam fan la jëm dina xam ban trajet lay jël dina xam fan lay taxawee dina xam fan lay continuer dina xam fan lay defee allure dina xam fan lay taxaw kiiwee ralentir mais at the same time moo ngi wax ak contrôleur bi ci suuf base bi mooy source bi loolu su ma koy jël misaal damay jël misaal ñun ci suñu àddina bu ñu defee suñu plan pour dem suñu yoon bu ñu fàtte yàlla suñu borom bi mooy contrôleur bi mooy source bi mooy ki nga xam ne moo lay wax naka la fan ngay jaar fan nga dul jaar avion boobu du yegg Sénégal te waxul ak contrôleur bi sinon si gën a bi los dafay réer parce que contrôleur boobu moo koy wax yeneen avion yi fan la ñu situé wu waa ñun si suñu live loolu misaal la gars yi misaal yi dañoo bari mën naa tey ji sama show bi di ko def ay misaal ba show bi jeex si rek yàlla suñu borom bi affaire yi ñuy accomplir ci kaw suuf nan la amee relation ak ñun suñu àddina donc mu mel ni toogaat xoolaat bu baax affaire yi bañ a jël rek li ñu sol ci suñuy bopp yi ba ñu nekk ay xale ba tey def ko muy dëgg yenn saa yi da ngay toog na nga xool li ndax mën na nekk am mënta nekk subconscious mind bi ma fi wax la fois dernière ma ne subconscious mind boobu boo juddoo da nga koy andiwaale mais conscious mind bi doo ko judduwaale loolu moo tax boo nekkee xale lu ñu la def mu dugg ci biir subconscious mind bi doo ko fàtte waa léegi boo demee ba màgg ba nekk mag ba gis àddina gis ni muy doxee mais am nga droit delluwaat subconscious mind posé wu la question ndax man liñ ma gëmloo nii dëgg la est-ce que mën naa ko changer pour sama vie mën a avancer est-ce que mën naa ko changer pour que utiliser ko sama njaboot donc muy self assessment bu ñuy wax li ñuy def bu ñu continuer di ko def nañu xool lu mën a nekk Sénégal la fa nekk lépp ñuy wax problème yi ñu nekk yëpp manque de discipline la du leneen te self discipline tant que nekkul si ñun dëkk ba du avancer dañuy jël pause incha allah bu ñu jël soité soxna Rabi ñu duggaat si deuxième élément wu show bi. Yeah. Voilà, dellu si waat nañu si deuxième phase du WACP bi si sunu kër FM ñuy waxtaan tey deuxième élément bi si projet yi xale di am parce que damay jot fii ay feedback xale yi di wax
rêve yi ñuy am dream yi ñuy am ci seen bopp mais au niveau du Sénégal dañu gis ne comme c'est un pays qui n'est pas développé daf leen di taxawal duñu xam nan la ñuy move on ak seeni projet donc xale yooyu nga xam ne bind nañ ma ci loolu ñoom deuxième chose bi la bëgg waxtaanal parce que dafa mel ni bu fekkente ne dañu nekk Sénégal moo tax mën ñu achieve suñuy projet dafa mel ni donc dañu ne yàlla nekkul Sénégal dafa mel ni yaa ngi génn yàlla suñu borom bi foofu parce que li ñuy def ni yépp no matter what you doing no matter lan mooy sa rêve yàlla suñu borom bi li mu wax ci kaw suuf du dañ ñi nekk États-Unis buñ ko mënee def ñi nekk dina ci jouer nag jouer mais nekkul ne mooy mooy rôle bi nekku ko lan mooy rôle bi mooy yow sa bopp est-ce que def nga li nga war a def pour que sa rêve boobu réaliser wu est-ce que def nga lépp li la yàlla suñu borom bi wax te réaliser wul première chose bi nga xam ne Sénégal dal na ma foofu au niveau du Sénégal mooy lan li nga xam ne moo gën a tax xale yi seen rêve yu bari duñ ko réaliser mooy dañuy déglu nit ñi da ngay am sa projet yow yaa ko fiil sa gift la loo xam ne boo koy xalaat da ngay excited nga dem wax ko ak koo xamante ne kii xamul li ngay wax lan la yaa ngi bloqué sa bopp xam naa ne yéen a ngi may déglu ci ligne bi waxoon naa leen ngeen toog déglu émission bi damay wax ak yéen directement yaa ngi am sa projet toog di ko xalaat nga dem toog wax ci ak sa yaay mbaa nga dem toog wax ci ak sa papa mbaa ku mënti doon ñun dañu respecté suñuy waajur dañuy waxtaan ak ñoom ci suñuy projet mais don't make mistake la ngay waxtaane ak say parents la ngay feel sa parent feelu ko la ngay feel ci sa projet sa xarit feelu ko sa projet be careful li nga xam ne yow mooy sa dream yow sa dream la moom ñoom du seen dream donc yow su fekkee da nga dem waxtaan ak nit ci sa dream mu ne la gisew ma ko noonu nga bàyyi kooku yow yaa bloqué sa bopp parce que la nga xalaat yow confidence bi nga am ci sa bopp ba nga ne mën naa taxaw dem réaliser lii mais sa xarit mbaa sa frère mbaa sa sœur amul confiance boobu ci sa projet parce que du projet mais man nga dem nga demander ay avis man nga demander ay xalaat mais gëmal sa bopp nga gëm projet bi nga dëgmal mais mu yàlla suñu borom bi nee ne li nga xamante ne li c'est pour yow personnellement kooku personnel ambition la pour yow la mais li nga xam ne da nga koy def pour changer le monde pour changer Sénégal pour changer ta communauté nee na loolu mooy gift bi ma la jox loolu boo ci liggéeyee ànd naa ci parce que c'est pour le développement de l'être humain waaye yow projet boobu nga am mu nekk sa biir xol est-ce que self discipline bi ñuy wax am nga ko ba kenn du la taxawal nelaan bul dem lii ngay def baaxul li ngay def du sotti diwu defoon na ko fi est-ce que am nga discipline boobu nga toog nga ne lii moom laa gëm naa sama bopp gëm naa sama projet te kenn mënu ma téye mais nag am nga droit dem nga laaj ay conseil bu la nit ñi conseil nga ñëw xool say conseil par rapport à sa projet mais avancel bul nangu nit ñi di la bloquer en général Sénégal lan la ñuy def dañuy approuver opinion nit ñi su ma ñëwee tey wax ak Rabi ne ma man de gisew ma ko noonu li nga nar a def nii góoma ne dina sotti de su ma yemee foofu du ma sa sotti mais dans 10 ans même dream bi dina ñëwaat ci man ma naan waa mais lan moo tax commencé ma woon li before lan moo tax demuma ma def lii fekk na yow yaa tey sa bopp kooku bul blâmer kenn dafa am ñaari différence ñaari nit ñi di dem nii ci suñu biir ñaari façon nit lañu ordinary people li ñuy wax ordinary people ordinaire ak extraordinaire people lan mooy seen différence mooy extra mile boobu ñii di dem extra bi ngay def bu nit ñi tëddee di nelaw nga jóg bu nit ñi toogee di seetaan télé nga jóg dem jël sa livre nga lire mbaa nga dem nga exercise yi bu nit ñi toogee di waxtaan nga jóg ibbi sa projet sa notebook bi ma leen waxoon in the beginning nga lire li nga war a def nga jóg dox ci loolu mais loolu mooy extra mile bi nga xam ne mooy différence extraordinaire people ak ordinary people mais du la neen mënuloo bëgg am lu baax ci sa àddina te doo def extra mënta ne bu fekkente ne yow da nga war a xëy liggéey ñëw toog nekk télévision bu guddee nga dem tëddi mais kooku mooy suñu routine
90% de la population du monde loolu la ñuy def moo tax 90% yooyu demuñu fenn lan la ñuy def dem liggéey ñëw seetaan télé tëdd nelaw 7 days a week 6 days a week 5 days a week loolu la ñuy def 24 heures de temps yi la yàlla suñu borom bi di jox nan nga koy utiliser est-ce que rek da ngay dem liggéey 8 heures de temps ñëw toog seetaan télévision bi après dem tëddi léegi bu boobaa ñi nga xam ne ñooy dem extra ñoo lay moom parce que ñooy créer télévision boobu ngay seetaan ñoo lay jox liggéey bi nga yor nekk di ko liggéey yow léegi kañ ngay génn ci struggle bi ngay wax tant que demuloo extra mile du ma sa sotti dafay metti amul dara lu yomb ci àddina struggle la dafay metti ngay struggle muy metti ngay jooy di am ay disappointment ñit ñi di la wor mais loolu yëpp ay jàng la danga ciy jàng du la neen mais boo jëlee loolu nga ne man kat dafa mel ni affaire bi du sotti affaire bi du dem ndax metti na nga taxaw mais doo ma sa dem fen mooy nit ñi dund ba seen dund ba dem ba ci 80 ans du ñu réaliser dara parce que bu mettee rek nga taxaw so yéen ñi nga xam ne yéen a bind email boobu yéen ñëpp ngeen toog tey di ma déglu loolu conseil boobu laa leen di jëkk a jox mooy du yomba bala muy ne day metti bu pare soo lu mu metti jox leen foofu ngeen nekk toog li fa nekk entourage bu mooy dem football dem lekki dem waxtaani dem naani attaaya bés ni ki tey d'après projet yooyu ngeen bind wax ma ko bés ni ki tey changer leen complètement loolu ngeen di def bu nit ñi demee toog di attaaya dem leen ngeen toog ngeen groupe xool projet boobu ngeen ma wax nan ngeen koy organiser bu nit ñi toogee di seetaan télé dem leen ngeen toog en groupe ngeen xool seen projet boobu nan lay demee fii ak 1 an di ngeen ma woowaat di ngeen ma waxaat ci projet boobu lu ngeen joxul temps du fa nekk seen temps il faut ngeen def ko ci seeni projet il faut ngeen plan te bala ngeen di jël seen temps di ko def ci projet boobu ngeen di wax na ngeen plan toog leen ngeen jël seen big ak seen feuille ngeen plan projet boobu ngeen di wax fan ngeen bëgg mu yegg lan mooy numéro 1 lan mooy numéro 2 lan mooy point numéro 3 bu ngeen defee seen plan bu pare tëj leen seen book ngeen xool ngeen jox ngeen dem ci point numéro 1 ngeen dox ko ba mu sotti suba ngeen dem ci point numéro 2 ngeen dox ko ba mu sotti mais balay 1 an di ngeen ma woowaat fii ci WACP because we gonna be here inshallah di ngeen ñu wax ne projet bi sotti na projet bu sottee yéen ñeen na ko sotti yàlla jox na leen mind bi bu pare jox na leen xel bi bu pare xalaat ngeen ko projet bu nice la jox leen ngeen dox ci jox leen ngeen wax ci jox leen ngeen seeti ñi nga xam ne bu ngeen leen seeti jee ñu encouragé leen ci do the plan do the work mais ñun Sénégal dañuy am suñu projet laxas ko tekk sa ay kayit sànni ko toog di wax ay man sama projet bi ay man ku ma ci dimbali lii de du sotti lii de góoma ne dina sotti lii de lu ci ñun ñi di wax mais doo dem fenn nit ki da ngay am discipline self discipline it's a training mooy nga train sa bopp bul xaar nit ñi ñëw pour que yow nga dem def sa projet da nga am sa vision lan mooy vision mooy li ngay gis yaa ngi gis fu sori yaa ngi gis ne projet bi boo ko réalisé yaa ngi gis 1000 personnes 2000 personnes dinañ ñëw taxaw di si bànneexu ou bien di ko jariñoo loolu mooy sa vision soo bon demal ba jeex bul give up dem leen ba jeex projet boobu ngeen taxaw di ko wax yéen a may déglu dox leen seen projet bi à partir de maintenant toog leen ngeen def seen plan te bu ngeen ma woowee da ngeen bëgg ma help leen ci plan dinaa leen jox plan bu exact mais da ngeen koy topp mën leen woon nit ñi di leen wax ñu dimbali leen te buñ leen joxee plan ngeen bàyyi fa plan ba dem seen yow have a plan first kër bala ñu koy tabax day am plan avion bala muy décoller day am plan sa oto bi nga yor di ko dawal sax bala ngay taal sa oto di nga xam fan nga jëm mais loolu yëpp ay exemple la suñu àddina kon nag nañu xoolaat bu baax suñuy plan changer suñu bopp aussi boo amee say projet nit ki nga nekkoon am ay problème boo bëggee changer problème boobu il faut nit kooku changer Binet waaw ma participe foofu ci sa xale yooyu nga xam ne ñoo la bindoon pour wax la loolu xam nga soo amee benn projet par exemple nga di ko def ñaari force ñoo taxaw sa kanam ñaari force mooy force bi lay xëcc ni la demal au devant nga góorgóorlu dem ci projet bi ak beneen force bi nga xam ne moo lay xëcc di la décourager di la tegal tout le temps ay bâton ci sa kanam nga xam ne da ngay ragal a traverser bâton yooyu sa loolu mooy lan
mooy li nga def par exemple nga def am sa benn dream am sa benn projet dem wax ko kenn koo xam ne bokk leen dream bokk leen projet. donc kooku bu la nee par exemple loolu baaxul. mi ngi lay mislead daf lay mi ngi lay wax loo xam ne du noonu mën na la ni mën na la jox conseil ci projet bi. mais kantaani la kooku baaxul du projet buy baax. xam nga kooku kon moom mi ngi lay wax ni moom mi ngi lay wax ni moom loolu moom du dreamam moom du projet moom. donc xale yooyu. exactement donc xale yooyu nga xam ni. ñoom ñoo la wax lii. ñu aware nañu xam ni ñaari force mi ngi taxaw seen kanam. léegi nag ñoom ñoo xool ñoom ci ban force la ñuy dem. parce que ñoom ñu am seen dream am seen projet. donc mi ngi seen xol. lan moo ci des fi mu nekk nii self discipline bay ci des. il faut ñu discipliné wu. parce que xam nga lan moo gën a métti xam nga ñun ak koo mënti nekk muy fii di Sénégal di fépp. suñu surrounding li ñuy wër daf am influence boo seetlee daf ñu influencé 80 wala 70%. daf ñu influencé donc yow bu fekkee yaa ngi def benn affaire nga bëgg a jël te di nga tenir compte influence yooyu mais nga bëgg a jël sa lépp tenir def ko ci influence yooyu mais doo dem. déedéet. mais doo dem. parce que yow sa projet la sa dream la. yow yaay xool yow lan nga niit li nga soxla. pour mën a concrétiser wu pour mën a am finalité bi nga bëgg a am ci projet boobu. ci sa dream boobu. donc loolu pour mën a am day nekk self discipline. su nit ñi di nelaw nga yem. su nit ñi seetaan télé yaa ngi isolé wu xool li ngay def. su nit ñi toog waxtaan groupe boo toog di ataaya nga xam ne du leen jëriñ dara. yow yaa ngi toog nga beru nga xool yow sa lii noo ko mën a defee ba mu mën a dem. ci lépp nag mu nekk projet commerce. mu nekk projet boo xam ne da nga toog nga ne da nga bëgg a changer sa communauté. nga xool yow communauté bi yow noo ko mën a organiser. boole nit ñi andi leen mën a wax ak ñoom. ba ñëw li ngay wax sa message bi nga bëgg a passé ñoom mu dugg seen bopp. lépp lu mën a doon ak ci lépp lu mën a doon rek. waaw mi ngi xool ni yow da nga nekk sa communauté par exemple nga bëgg a dajale jeunes yi pour yee leen. wan leen àddina ni nga ko war a doxalee. xool ni ñu war a def ba communauté boobu ñu nekk gox boobu ñu nekk ñu mën ko defar. par exemple wala gox boobu nga nekk nga boole xale yi ñuy jàng. you know wala yow gox boobu nga nekk nga xool xale yu mag yi ñi nga xam ne ñoo mag ñenn ñi nga xam ne mën nañu dimbali ñu ndaw ñi pour dimbali leen ci seeni bu ñu amee ay homework jóge école am ay devoir yu ñu war a def nga xool na ak lu mu mënti doon projet bu mu mënti doon. self discipline bi moo ko lal. that's the foundation of everything. everything ni ngay discipliner sa bopp ni ngay discipliner ñi nga xam ne sax ñoo nekk around you. ñi nga xam ne yéen a bokkal projet bi sax ni ngeen di discipliner wala ku nekk ni ngay toogee nga assess sa bopp. daal lii bu ñu ko bëggee def mu dem il faut ñu am lii il faut ñu def lii te lii mooy lan mooy self discipline that's a foundation the father the mother of everything. donc loolu day delluwaat ci xale yi ngay waxal nii. nañu xam ne seen kanam am na ñaari force bi leen di xëcc pour ñu dem ak force bi leen di xëcc pour ñu dellu ginnaaw ñoom nag ñoom ban force ñoom lañ bëgg a demal. ñoom ñooy am seen self discipline ak self awareness ak guidance ñu xool ñoom ni ñuy def ba def loolu. donc ñoom nañu bàyyi loolu xel bu baax a baax a baax ñi nga xam ne aussi ñemewuñu am nañ seen projet wala am nañ seen dream mais ragal nañu bu ñu ragal nañ ko gëm. teg ko fi mu war a tegu. honnêteté. self discipline. lépp da koy lépp moom mooy tax mu daje pour yow loolu nga bëgg a def nga def ko. te nga bàyyi outside nit ñi nga xam ne ñoo naan la déedéet. dëgg la il faut nga liggéey si maay. kon ni koy doxalee. dëgg la thank you so much pour conseil bi mooy ne parfois rek xale yi ragal bi ñuy ragal pour sax avancer seen àddina parce que dañuy ragal failure xam nga Sénégal ñun dañu ragal daanu. ici au niveau des États-Unis mbaa extérieur yeneen dëkk yi. ñoom pour ñoom daanu kooku opportunité la pour nga jokk lance-pierre booy jëlee exemple lance-pierre booy lance-pierre sa loxo bi il faut mu wàcc ba si suuf il faut nga dellu gannaaw right mais dellu gannaaw boobu ngay dellu gannaaw si succès c'est la même chose il faut nga dem ba si suuf il faut nga wàcc waat mooy daanu yi nit ñi di daanu di jàng si failure boobu lii may bëgg wax ni muy failure bi dama siy tontu benn xale bu ma bindan mu ngi tudda Ndeye Marie dëkk Thiès
moom daf ne ma boo waxee sama tur sax amul problème d'habitude dama bëgg wax turi nit ñi mais nee na ma awma problème boo waxee sama tur Ndeye Marie di dëkk Thiès nee na ma tata dama bëgg def dara wax ma projet am mais nee ne comme awma xaalis dama tëj yépp toog danger yaa ngi may déglu aussi si ligne bi ma lay bëgg wax ne tant que yaa ngi am xaalis tant que yaa ngi toog di xaar am xaalis pour dem doo dem li ngay jëkk a génne sa bopp mooy awma xaalis génne ko sa bopp nga laxas ko def ko si mbuus sànni ko fële am nga idea mooy xaalis so li ma lay jëkk a conseiller mooy fàttal xaalis bi nga jox yow li nga xam ne moom nga mën a def si projet bi à partir d'aujourd'hui nga dem nga def ko bul xalaat xaalis bi start jëlal sa temps nga def ko sa projet amuloo xaalis mais am nga temps jëlal temps bi nga def ko si projet bi bul xalaat ku la dimbali jogal nga def li nga war a def bul blâmer ku la dimbaliwul jogal nga dem def li nga war a def ku si jàpp baax na ku si jàppul xamal ne fa ngay gise ak fa muy gise dañu différent moo tax be positive about it lépp la nga xam ne sa projet dafa war a dem daf la war a jàppale pour mu dem demal nga gëstu loolu bu dee projet bi dafa laaj nga am éducation demal nga jàngi na la ko jaral et puis may wax xale Sénégal aussi que ne dara xëyul sorti projet bi ma am nii tey di ko def au niveau de Los Angeles mu nekk livre bu may bind ça fait 10 ans su ma ko yàkkamti woon sànni naa samay këyit yàgg na 10 years ma bëgg a bind pour wax sama message share sama message ak monde bi à chaque fois bu ñëwee am na lu ma daaneel si suuf sama maay naan maan dégguloo anglais ñi naan laan dëkkuloo fi ñi naan laa kenn xamula mais you don't care li nga gëm dem si li nga gëm topp ko nga gëm ko nga dem si yàlla si moom moo la si fekk si sama émission yi commencé waxoon naa fi exemple avocat bi doon liggéey ak doomam ñu dàq leen si firme bi ñu génne xale bi di dream pour jëlaat building bi moom ko yàlla def ñuy liggéey mu koy xalaat li projet bi nga bëgg a def bul ko génne sa mind parce que sa mind boobu moom mooy andi lépp bon nag Ndeye Marie à partir d'aujourd'hui jëlal projet bi nga def ko sa bopp nga di ko xalaat every day bul xalaat la neen loo mën a xalaat si projet bi xalaat ko projet bi nga dem bul dellu gannaaw ngay ñaan si yàlla suñu borom bi nga xam ne nag doo ko bàyyi benn yoon àndalax moom bu kenn àndulax yow àndalax yàlla xaalis ba fa muy jógee yàlla suñu borom bi dina ko def bu fekkee dëggu nga yàlla suñu borom bi dafay dëggu yàlla ñun rek lay xaar boo dëggoo mu dëggu booy caaxaan aussi mu toog di la seetaan sa projet da nga bëgg projet buy dimbali ay xale nga gis sama foundation mu neex la nga bind ma maa ngi lay tontu fii si show bi te waxoon naa la nga déglu show bi don't care about the money yàlla suñu borom mooy andi xaalis moo mujje xam nga ñun waa Sénégal we have it under reverse ñoom pour ñoom li ngay jëkk ba xaalis la mais li ñu xamul mooy xaalis da ngay tabax affaire yi ba mu teg xaalis soog a ñëw xaalis moo mujje si succès bu xaalis jiitoo si succès rek xamal ne xaalis ba dafa jóge fu mu warul woon a jóge moo booy wax succès dëgg da ngay sonn di ñafe struggle bi di ñëw ngay jooy di yëg di wàcce ba comprendre the whole système nag xaalis bi soog a ñëw dugg si parce que démystifier nga everything xam nga bunte yëpp yi ngay jaar mais pour ne salaamaaleykum xaalis bi ne salaamaaleykum teew kooku amaana boobu xaalis du fa yàgg parce que liggéeyuloo ko xaalis boo ko liggéeyul amaana du yàgg solo donc xaalis boobu ngay wax ne moo la taree commencé bu mu la taree commencé bi ma nekkee Sénégal di dimbali jigéen ñi ak xale yi boobu amoon ñaari dërëm mais daanaa sax dugg si néegu maire yi di fobeere ñi nekk bari ñi xam nañ li may wax di fobeere néegu maire yi pour rek bëgg may ko différence yi foofu laa commencé yenn saa yi maire yi am dugub pour soxla ko ma dem soxal leen ñun jigéen ñi Sénégal ñun ñëpp jaax nañ foofu waaye mais dama ko gëm ma gis ne bu may make différence si kanamu nit ñi di def li may def brightness bi di am seen kanam changement bi may def foofu affaire boobu dugg ma di ko màgguwaale dund fi Sénégal ba ñëw États-Unis bàyyiwuma ko mais mosuma xalaat ne aw ma xaalis donc mënuma ko def mosuma ko xalaat mais li may def bëgg ko te di ko def maa ngi sa te di ko def defal loolu bul complain bul blame nit ñi bul fa nekk naan ay man di ma bëgg def kenn jàppalew ma kenn dimbali ma kenn deful lii it doesn't matter
allo asalaamaaleykum dafa mel ni dafa am ku bëgg a dugg si ligne bi même allo allo ok allo waa ok madame Mbeng na nga def from Sénégal waaw waa ñu ngi lay déglu éducation dafa am doole trop si nit mais naan bi nit boo jëlee sa àddina rek def na yow yaa ko war a mën a gérer sa bopp vraiment di nga jox nga ñaxee nga dëgg danaan bi si sama benn jaay ne nekk yaa war a fi ne yow yaa war a yor sa bopp soo waree yor sa bopp nga ci xanaa boo doo toog ci xaar fii aussi suñuy projet yi tax suñu projet yi malheureusement du dem dañ koy jëlee parce que projet dañ koy gën def sa yàlla tax ni mën na am sa projet nga yaakaar ne tey sa projet war na ko alors que projet mën nga dem ba 5 ans ci am nga bëgg Sénégal nag fi ñu yàq mooy suñu projet dañuy dugg rek parce que seen li ñu am boo ko amulee rek nga bàyyi man mooy suñu jëfu alors que projet da ngay dem def projet def social da ngay def sa yàlla tax nga def sa yàlla tax boo xaar ñu bëri gën a vraiment di gën a góor di jàppale xale yi jàppale gën ko bopp gën li ngay def ndax aussi li ngay def bu gënee rek vraiment di nga dem dañu toujours vraiment lay découragé yéen vraiment suñu leen di moo vraiment ñu ngi encouragé vraiment ñu leen di encouragé bu baax a baax kontaan nañu seen émission ñu koy dugg ñu koy jariñu vraiment kontaan nañu daal ñu leen ñaanal suñu ñaan gën ko fan parce que ñu dëgg moom am maa ngi leen di jërëjëf madame Mbeng sa participation am na solo au niveau du Sénégal parce que situation bi au niveau du Sénégal c'est différent xam nga ñun fii sax di nga gis lu lay motiver chaque jour saa yoo toogee boo xëyee 6 heures du matin di daw yaa ngi gis kuy daw si sa côté mais Sénégal yenn saa yi environnement bi dafay xaw a difficile pour nga jox mais est-ce que gëm nga ko nga gëm ne lii comme li ñu doon wax rek foofu la ñu toll woon lii sama projet la dinaa si dox dinaa si wax dinaa si def sama part mooy do your part mooy yow fi nga xam ne fa la sa doole yem utiliser ko ba mu jeex tàkk te bul blâmer nit ñi bul complain bul ne ay waay man kat aw ma ay man su ma amoon soo fekk kuy wax ay waay su ma amoon ba def lii c'est parce que ñoru la am na yoo xam ne bu la ñoree baat boobu doo ko mas a wax parce que su ma amoon boobu mu ngi ñëw tant que commencé woo yàlla du ko andi donc self discipline boobu ñuy wax self discipline nit mënul réussir ci àddina mënuloo achieve lu bari ci àddina sans self discipline góoma ko mbaa boobu amee dina jafe scientists yi dañu def research ñu gis ne suñu l'être humain dina utiliser 5 à 10% brainam ñu gis ne athlètes yi ñuy gis ni di jël seeni médaille ñi nga xam ne ñooy jël bronze bi dañuy utiliser 20% de leur brain 20% ñu gis ne ñi nga xam ne ñooy jël gold medal muy gold medaliste yi dañuy utiliser 20% more mooy 40% gis nga effort boobu ñuy def pour dem jël numéro 1 mais loolu dafa metti dañuy ñafe ci code ba ñu taxaw di def seeni gymnastique ou bien seeni basketball ou bien seeni daw mais en même temps bu ñëwee seeni kër du ñu toog bàyyeeku su fekkee da nga bëgg succès foog nga jóg taxaw foog nga dëggu foog nga am motivation bu mu la intéressé bu la intéressé doo dem boo demee ba fële di nga wàññeeku mais motivation amal motivation gëmal sa bopp gëmal sa projet bi nga am
imaginel projet bi imagination nee nañu li nga xam ne imaginel man na nekk moo tax Sénégal bu xale yi di imaginer di rêver ñu leen di wax mooy yow li nga soofe loolu danga ko mën a réaliser loolu mooy yaa ngi yàq yaa ngi détruire te ñun wax nañu yeewu si loolu nit ñu weex ñii sa doom bu ne dama bëgg a nekk lii rek commencé nañu jouet ñu koy jëndal sax jouet boobu dafay am rapport ak loolu xale bi bëgg a def ëllëg loolu moo tax ñu bari ay expert parce que xale yi dañuy màgguwaale loolu ñu bëgg di ko màgguwaale ba dem ba nekk ko ñun nag da ngay gis xale bu ne dama bëgg a nekk président de la république ñu yuuxu xaaxataay la way dimbali ma jël dreamu xale bi damat ko ba mu set sànni fële am demal jëndal ma këriñ mbaa demal ma jëndal ma ndoxuti nga naan dama bëgg a nekk président soof day sànni ñàkk xam rek ñàkk xam ne suñu xale yooyu day so smart intelligent am ay dream ni ku weex ki amee dream noonu la ku ñuul ki amee dream mais war nañu gëm suñuy doom war nañu gëm suñu bopp gëm suñuy nit sénégalais bu sénégalais taxawee di wax ñu ne kii daal li muy wax xamu si dara fële la ko jëlee bu tubaab taxawee di wax ñu déglu tubaab bi mais guys let's go back up ay nit lañu dañu am xel kenn ëpp ñu xel Afrique ku dof jegew fa foofu la lépp commencé si monde bi yàlla fa la commencé lépp si africain yi bon nañu gëm suñu bopp xam ñun ñooy ñam xam suñu bopp jóg def li nga xamante ne moom la ñu war a def te bàyyi passivité bi ëpp na mu ngi gaañ suñuy doom Sénégal boo demee xale yi di jël gaal yi di dem Sénégal image yi ñu lay man sax da nga naan est-ce que lii dëgg la est-ce que is this true te pourtant lépp ngi Afrique lépp lu ñuy seet fii si bitim réew moo ngi Afrique mais est-ce que mentalité yi nekk Afrique mentalité boobu fa nekk est-ce que pare nañu pour accueillir ñi nga xam ne ñoo nekk fii bëgg a ñëw Sénégal liggéey mais ñun ñëpp bëgg nañu ñëppi de wax fa dëgg yàlla self discipline nag il faut ñun ñëpp ñu am ko pour defar suñu dëkk Sénégal li ñu toog fii di ko def yëpp pour Sénégal pour suñu dëkk bi avancer te ñëpp nag si biir développement bi lañu bokk sans exception bu ku nekk waxee ne ça va commencer par moi Sénégal dina développer self discipline bu ko ku nekk amee dëkk ba mënul bañ a développer c'est pas possible mais yàlla fàttewuñu yàlla mu ngi Sénégal yàlla fàttewuñu mais ñun waa Sénégal ñoo fàtte suñu bopp bëgg di reach out si ñoo xam ne lépp lu ñu am si fi ñu jege ñoom foofu lañ ko jëlee donc it's time fi mu nekk ni ñu share idea yi it's time fi mu nekk ni xam-xam yi ñu génne ko ñi am xam-xam toog Sénégal génn ko ñu teg leen si télévision yi dindi mbalit yooyu ñuy def si télévision yi xale yi di fay di fecc si booba ngoon nañu jël borom xam-xam yi teg leen si télé yi ak rajo yi am na fa borom xam-xam yuy wax ñin ñi déglu leen loo xam ne amul njariñ si éducation Sénégal ñu dindi ko sànni ko fële donc self discipline si le développement di commencer parce que ça va commencer par soi-même dañuy jël pause ñu ñëw ñu terminer muy suñu last phase pour show tey bi jërëjëf soxna laa bi thank you Njawax ñu dellu si waat dina minute suñu kër FM seeni kër laa tax ba ñëpp di waxtaan ci Sénégal suñu réew lu jëmale suñu réew kanam loolu mooy lu wóor ñëpp joxe seen xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux so am na ñu si last phase nga xam ne li ñuy wax yëpp mooy naka la ñu mën a amee self discipline pour le développement de soi-même pour développement wu communauté bi ak développement Sénégal ñu koy def fii si WACP sunukër.com la première radio africaine in Los Angeles di remercier producteur bi nga xam ne mooy Njawax Diop di liggéey bu rafet vraiment nit ñi duñu toog fépp fuñu mënti nekk rek di ñu déglu ndax système am bi nga xam ne moom la teg pour ñun sénégalais yi ñu mën a bokk suñuy idea di remercier aussi soxna Rabi mi nga xam ne daf ñuy join léegi si waxtaan yi ñuy waxtaan fii share idea yi ni ñuy waxtaane fii yëpp man ak soxna Rabi mii dañ ko waxtaane 10 years ago ay waxtaanu rajo la woon ay waxtaanu téléphone la woon ñuy toog ay 1 heure de temps di toog di waxtaan si naka la ñuy andee développement suñu communauté naka la ñuy andee développement suñu bopp
mais léegi dañu koy yóbbu ko si the next level mooy bokk ko share ko ak nit ñi mooy li ñuy def nii ñëw through Njawar website sunukër.com di fa wax suñuy idée di ñaan yàlla aussi képp ka nga xam ne bëgg nga duggal jox ñu say idée aussi you are welcome madame Mbeng ñu lay remercier vraiment yaa ngi def liggéey bu rafet aussi au niveau de Sénégal si Family Bridge Foundation ma bëgg a profiter aussi si show bi wax si affaire Family Bridge Foundation for 1 minute mu nekk foundation boo xam ne au niveau du Sénégal li ñuy def nii mooy actuellement ni si mois d'octobre bi Family Bridge Foundation dafay xool ay xale ya nga xam ne amuñu moyen pour fayal leen école moo xam handicap la moo xam xale bu amul parent la ku yaayam génne àddina mbaa papam génne àddina mu doon jàng bi war a taxaw ñu ñëw wax ñu ko madame Mbeng day dem di ko gëstu di ànd ak xale yi di leen jàppale ñun aussi fii ñu def suñuy ket ñaan nit ñi nga xam ne ay bonne volonté lañu ñoo xam ne bëgg nañu make a difference ci xale yooyu seen vie ëllëg bu ñu mënee def ay donation pour ñu dimbali xale yooyu ñu jàng am na si ñoo xam ne dañuy dem ba bac ndeysaan duñu mën a yeggali ñu dàq leen ñun ñu fay ñu yeggali at least pour am seen bac xam nga handicap aussi la même chose xale yoo xam ne mënuñu dem ñu jàppale leen aussi ñu fay dem am seen bac at least ñu am basic education boobu Family Bridge Foundation dina ko def Sénégal di dimbali jigéen ñi aussi ñu am benn projet bu mag boo xam ne pour jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yore seen njaboot amuñu lu ñu leen jàppale dëkk bi metti ñu jox leen ñu leen di dimbali jox leen xaalis lu mu tuuti ñu commencé business pour mën a yor seen njaboot Family Bridge Foundation mu ngi am projet boobu aussi au niveau de Bargny ñuy ñaan képp ka nga xam ne bonne volonté nga bëgg nga make difference ci life yooyu mën nga reach out si ñun comme ça nga jàppale xale yooyu ak nga jàppale aussi jigéen ñooñu so madame Mbeng jërëjëf si waxtaan boobu léegi li ñuy terminer mooy li ñu doon wax rek si self discipline bi que ne is mandatory c'est obligatoire so xale yi nga xam ne bind nañ ma wax ma seen i kii li ma bëgg ngeen xam ko mooy sa bés ni ki tey self discipline leen seen bopp bu leen toog si télévision bi plus d'une heure de temps ñëwal nga toog télé metti na de nga gis ñun ñëpp di toog di waxtaan nga bàyyeeku yow jega fa dem pour def dara mais ñi ngeen di dégg tey ñi leen di tudde ñëpp si monde bi yëpp mais foofu la ñu jaar amuñu bànneex de àddina bànneex amu fi su ngeen foogee ne bànneex am na fi da ngeen juum bànneex amu fi ay struggle la ba kiraa muy fin mais struggle nag pour dimbali nit ñi dafa nekk struggle bu neex te yàlla suñu borom bi nee na bu si nit ñi bokkee rek maa ngi si biir ndax yàlla li ko gën a ñor mooy human being mooy doomu aadama donc ñu wàññi suñu personnel ambition wax naa ne boo xoolee xéewal yi nga xam ne moo am si kaw suuf yow boo jëlee xéewal yooyu yëpp nga tànn nga ne pour man rek mu ngi mel ni rek nga dem géej di wuti ndox yóbbu kuddu noonu la xalaat bu tuuti noonu la tuutee ne man rek sama doom rek man ak sama jëkkër ak sama doom mbaa man ak sama jabar rek ak sama doom mooy ne yow xamuloo yàlla suñu borom bi xéewal yi mu def si kaw suuf xéewal yi du jeex du xaaj moo tax am ñoo xam ne dañu am ba doyal parce que dañu gëm loolu dañu gëm ne xéewal yaa ngi fi te ñoom mën nañ si am ndax ñoo ko moom waaw mais Sénégal dinañ dégg ñu naan ñu yàlla suñu borom bi nee na àdduna lépp ay xéewal te pour ñun rek la loolu ñun ñëpp dinañ ko dégg de mais comment se fait-il que donc suñu Sénégal di gën a dem down kenn gisul xaalis bi ñun ñi sonn suñu mentalité parfois loolu ñuy wax duñ ñu ko tekkil duñu ko faram-fàcce tekki ko toj ko ne lii lay signifier parfois personnel ambition yi ma personnel intérêt yi dafay tax ñuy nëbb yenn yi mais nañ ko génn yàlla nee ne doomu aadama lépp pour yéen la te jox naa leen xel bu ngeen koy jëlee ji naka ngeen koy jëlee mais loolu yëpp mu ngi ci alxuraan boobu ñu am mais même bu fekkente ne amuñu ko ci alxuraan bi mais nañu xool lan mooy réalité am na ñoo xam ne foo xam ne boo fa tolloo nag yow yaay utiliser sa bopp yow yaay xool lu mën a nekk yow yaay dëglu nit ñi foofu la ñuy waxee self discipline 24 heures de temps yooyu ngeen am ki toog Sénégal moom la am ki nekk États-Unis moom la am ka nekk Arabie Saoudite moom la am mais na ngay utiliser sa 24 heures ah moom na muy utiliser 24 heures Bill Gates na muy utiliser 24 heures probablement woote na Ahmad na muy utiliser ba 24 heures te loolu dafay def différence ci seen result day def différence ci résultat bi donc à partir d'aujourd'hui projet yooyu ngeen am au niveau du Sénégal bëgg ko réaliser calculer leen seen temps bu leen nekk ci mbedd mi di taxawal di ànd ak nit ñi di dem di ñëw di waxtaan
bu leen nekk ci télévision yi toog lu jot ngeen seetaan ko lu am sens ak lu amul sens bu leen nekk di nelaw ba ñu lay yee nelawal li nga war a nelaw 6 heures de temps 7 heures de temps nga jox li ci des yëpp nga liggéey bu àndul ak ay caaxaan be serious guys parce que dafa gaaw àdduna dafa gàtt dox leen ci lan moo amal nit ñi njariñ projet yooyu ngeen am taxaw leen ci dafay dem bu ngeen ci taxawee def li ngeen ci war a def te nag li nga ci war a def yow rek yaa ko xam yow wax yàlla suñu borom moo tax àddina kenn du na kenn sa bopp ngay na jëlal sa projet dafa am ci bind jël leen seeni notebook ngeen bind seen projet boo bindee sa projet bu pare xoolal naka ngay planer pour achieve projet bi naka ngay def premier step deuxième step troisième step soo paree ci loolu nga attaquer premier step bi bul dem ci troisième step bàyyi deuxième step bi organiser leen seeni projet demal première boo paree ci première demal deuxième boo paree ci deuxième demal troisième fu ngeen ma woowee dinaa jël sama téléphone jàppale leen fu ngeen ma bindee dinaa leen tontu pour que rek dimbali leen ci projet yooyu ngeen am mais bu ngeen bëggee aussi live bi gën a yomb mooy li nga xam ne moom laay terminer après ma jox raa bi mu terminer ñu tëj dafa am ñaari mots yoo xamante ne dama koy faral di utiliser tout le temps muy changer même sama livre bi di ñëw aussi ci change lay wax àddina dafa am ñaari ci nekk muy struggle bi li ñuy wax peine am na ñoo xam ne ni ngi dund ci peine bi ñun ñu nekk bitim réew dara gënul metti nekk bitim réew bàyyi say mbokk fële peine mettit la mais est-ce que danga koy souffrir ñaar yooyu dafa différent man nga am peine mais doo souffrir peine bi da ngay doxwaale peine bi kooku daf lay dooleel kooku mooy sa strength mais obligation lépp la nga xam ne nit am na ko di ko def foog ne obligation la yenn saa yi da ngay sonn yenn saa yi doo ko bëgg def parce que I have to lépp loo ne I have to do it rek mu ngi lay andil coono mais pour sa àddina gën a yomb ma jox leen benn secret lépp la nga xamante ni da nga def ne obligation la muy yor sa njaboot la moo xam dem liggéeyi la moo xam jóg defal nit dara la nga def ne obligation la bés ni ki tey obligation boo ko changer def ko opportunité xoolal différence muy def li nga ne obligation la dama koy def bés ni ki tey xalaatal nga ne opportunité bu mu yàlla jox la pour ma def ko nga xool ni muy yombee ci yow da nga war a dem liggéeyi obligation la boo ko defulee doo fay sa rent mbaa doo fay say bil mbaa doo lekk mbaa doo naan léegi au lieu que nga ne obligation la muy metti booy liggéeyi neel opportunité laa am nañu ko amul am na ñoo xam ne bu ñu xëyee liggéey la ñuy xool suba ba ngoon léegi jëlal lool nga def ko opportunité nga ne yàlla jox na ma opportunité pour ma am lu ma toppatee sama njaboot jox na ma opportunité pour ma mën a dimbali xale yi nga xam ne maa leen andi ci kaw suuf yaa leen jur say doom lañu xool leen nga ne yàlla jox na ma opportunité pour ma chef leen da nga leen di chef de parce que yàlla daf la dénk dana la jëlal mais moomuloo soo chef leen est-ce que bëgg nga ñu nekk ay nit ñu baax nga taxaw def li nga war a def ci ñoom yaa ngi leen bëgg bu leen bëgg ba bu leen wax loo xamante ne lii daf leen di kiiwal ëllëg loo leen bëgg taxawal bu dëgg jotee nga wax bu def jotee nga def mais opportunité lañu pour nga jaamu yàlla soo xoolee say doom nga ne opportunité pour jaamu yàlla am na yoo xam ne foo xam ne doo fa yegg ak ñoom soo xoolee say doom nga xam ne àddina bi kenn du fi des bés di nga leen fi bàyyi mbaa ñoom ñu bàyyi la fi you gonna cherish every single moment bu nekk rek di nga ko jéem a enjoy ak say doom parce que xamoo ndax di nga fanaan ak ñoom xamuloo ndax di nga yeewundoo ak ñoom suñu amee problème meaning bi ñu jox problème bi moo tax ñu sonn mais bu ñu jëlee beneen meaning changé ko meaning mooy li nga ko jox li nga ko tuddee par exemple I don't know naka laa ko mën a waxee ci français ok sens bi nga koy jox thank you so much sens bi ngay jox njaboot bi nga yor sa kër ndax coono la pour yow am opportunité pour ñëw loolu rek mën na changer sa life complètement donc àddina lépp loo fi nekk struggle nekk fi obligation nekk fi coono boo ko transféré def ko opportunité changer nga sa vie donc nañ leen dem tawat yoon boobu pour suñu éducation njaboot pour l'éducation des enfants sénégalais amuñu ñu dul waa Sénégal
bu ñu nekkee États-Unis tamit amuñu lu dul waa Sénégal te fépp fu sénégalais nekk Sénégal war na la ñor ba nga andi solution ku nekk am nga solution de ku amul solution ndax yàlla jox nañu xel donc solution boobu nga am ñëwal nga share ko ak nit ñi demal sunu kër da nga am message ñëwal sunukër.com nit ñi dinañ la dégg dinañ ànd ak yow liggéey ci sa message mu jariñ ñaari xale mbaa ñetti xale keneen def la même chose keneen def la même chose dëkk yi ñuy yeewu ñu nekk ay dëkk yu développé loolu la ñuy def seen génération daf leen ñor xale yi dañ leen ñor dañu xam valeuru xale te ñun Sénégal presque 60% de notre population c'est la jeunesse mais est-ce que care nañu about suñu jeunesse ñu nga fale sonn di dee di dugg ci lu nekk te am nañu xel ku toog ak ñoom waxtaan ak ñoom créer ay affaire bon nañ leen dellu gannaaw jàppale suñu doom jàppale suñuy communauté suñu Sénégal avancé mooy self discipline dañu yaraat suñu bopp delluwaat gannaaw renouveler suñu bopp pour l'éducation des Sénégalais te ñu def ko ci jàmm ak salaam ak bëggante ak dimbalinte ak jàppalante yàlla suñu borom bi mën ñoo jàppale soxna daal bu fekkee am nga looy conclure après ñu tëj. waaw donc conclusion bi sax du bari bi net parce que dañuy daal di def benn résumé rek ci show bi. moom mooy li xam ne moom mooy li ko lal rek mooy foundation. self discipline que nga am projet sa njaboot que nga am sa relation ak sa njaboot que nga am sa projet boo bëgg a def loo ci mënti def rek self discipline bi la boo amee self discipline bi rek rek sa lépp pare na. self discipline gëm sa bopp xam yow yaay kan gëm yàlla suñu borom bi boo ko defee loo mënti def loo mënti dugg rek yàlla dina sax barke gëmal sa bopp am self discipline loolu moom moo résumé lépp gëmal sa bopp am self discipline soo ko defee boo toogee loo xalaat dina réaliser wu incha allah jërëjëf loolu la ñuy posé rapidement jërëjëf soxna Rabi jërëjëf ñoo ngi leen di remercier yéen ñëpp suñu show tey bi jeex na thank you so much ñoo ngi ñaan yàlla suñu borom bi mu may ñu dellu si waat talaata bi di ñëw incha allah talaata bi di ñëw nag vraiment waxtaan bu am solo laa bëgg waxtaan vidéo lañ koy def incha allah damay wax sujet bi parce que dama bëgg ñun ñi participer ci sujet bi ma bëgg wax mooy lan moo tax lan mooy les raisons suñu Sénégal di dem down what are the reasons mu nekk sujet bu pertinent sujet bu am solo ku ci am dara bind ma ku ci am xalaat bind ma ku bëgg a participer ci show bi bu soba yàlla incha allah bu ñu yàlla mayee jàmm ak salaam ba mardi bi di ñëw vidéo lañ ko bëgg def muy vidéo bu am solo lan moo tax quelles sont les raisons Sénégal di dem down ñoo ngi leen di bàyyi ba talaata bi di ñëw incha allah yal nañu yàlla jàppale soxna laa bi jërëjëf merci Ndiawal ñoo ngi remercier auditeurs yëpp fépp fu ngeen mënti nekk di leen ñaan ngeen share suñuy vidéo share leen ko ndax nit ñi mën ko jariñoo mën ñu jox seeni xalaat madame Mbengue jërëjëf ci participation bi yal nañu yàlla defal jàmm ñun ñëpp ba mardi bi di ñëw thank you so much amiin yaa rabbal xalaat maam lu jëmale suñu réew ba suñu gaal gi moom du mës a suux